asalaamaaleykum waa Sénégal dal leen jàmm ci seen émission automobile 360 tey ñu nekk fii ci Sénégal nekk ci rond-point Liberté 6 nga xam ne rond-point bu bari embouteillage la tey nag ñu bëggoon a waxtaan ak ñi ñuy seetaan ci internet bi yëpp ci li nga xam ne moom mooy phénomène embouteillage yi nga xam ne moom moo am à Dakar te tey jii Liberté 6 bokk na ci rond-point yi nga xam ne moom moo gën a busy ci rond-point yi moom moo ëpp ay embouteillage boo xoolee ay rond-point Colobane rond-point bu nekk Colobane ak yu ni mel yooyu yëpp ak bu Cambérène intersection la yoo xam ne vraiment oto yi bari nañ fa. mais bi ñu ci biiri gëstu gis nañu ne am na ay saafara yu ñu mën a indi am na ay solution yu ñu war a mën a indi bu ko defee embouteillage bi mën a wàññeeku ndaxte réewu tubaab yi ñoo ñu ëpp ay oto boo demee dëkk bu mel ni New York wala dëkk bu mel ni Paris wala dëkk bu mel ni Hong Kong moo ëpp ay oto Sénégal fuuf mais pourtant embouteillage naam am na fa mais niroowul ak xeetu embouteillage yi ñuy gis fii. tout simplement parce que dëkk bi dafa am ci conducteurs yi ñoo xam ne dañu am problème mu discipline maanaam loi yi nga xam ne gouvernement bi teg nañ ko fi fas yéene wuñu topp ko. te ñàkk topp boobu moom moo waral embouteillage yi ngeen di gis alors bu fekkoon ne ñu ngi pénaliser ñi nga xam ne ñoom ñooy jalgati yooyu loi kon bu boobaa ordre dina am. waaw kon dañuy tënk mbir yi ci ñetti point yi nga xam ne bi ci jëkk moom mooy responsabilité état bi deuxième bi moom mooy responsabilité citoyen bi troisième bi moom mooy occupation anarchique bi ngeen gis fii nii damay tàmbali ci occupation anarchique bi. parce que bu ngeen xoolee fii bari na ay jaaykat bari na ay cantine bari na ay table yoo xam ne ñu ngi nekk juste ci catu tali bi te loolu dafay yàq visibilité conducteurs yi maanaam booy jógee Grand Yoff war a ñëw tourner Liberté 6 war nga mën a gis yoon bi à 100 ou à 200 mètres yoon bi nga jëm fi nga war a tourner war nga ko xam mais doo ko mën a gis ndax occupation anarchique bi fi am te loolu defe naa ne président wax na ci que ne dinañ ci ut ay matukaay. donc vraiment loolu ñu ngi koy rafetlu tey ñaan suñu borom loolu antu ci nu mu gën a gaawee beneen deuxième point bi nag mooy li nga xam ne mooy responsabilité état bi gannaaw bi ñu defaree ay rond-point yu mel nii yu baax def ay échangeurs yu baax li ci waroon topp moom mooy tracer tali bi parce que tali dafa war a am ay limites ñi jëm gauche war nañ xam ne gauche la ñu nekk ñi jëm droite war nañ xam ne droite la ñu nekk mais boo xoolee tali yi niñ ko defee dañu ñëw rek def tali bu ñuul defuñu benn ligne blanche wala ligne bu jaune boo xam ne moom mooy def séparation entre ñi jëm gauche ak ñi jëm droite wala ñi jëm nord ak ñi jëm sud. donc loolu tamit ñu ngi vraiment di ci inciter état bi pour ñu def ko ndaxte loolu dina yombal sécurité routière bi dina tax nit ñi mën a circuler comme il le faut te benn jafe-jafe du ci am ndaxte loolu moo am ci réew yu développé yëpp te war nañ ko mën a am fii ci Sénégal ndaxte ay nit yu xereñ ay doomu Sénégal yu bëgg seen dëkk ñu ngi fi mën a liggéey mën a def liggéey boobu kon état bi loolu responsabilité am la. beneen responsabilité bi moom mooy bi nga xam ne mooy responsabilité citoyen bi gannaaw bi état defee rôle am ba pare citoyen bi aussi dafa war a topp li nga xam ne moom mooy loi wala texte yi nga xam ne moom la fi gouvernement bi teg wala état bi teg te loolu. lii tax ñu appliquer ko du dara lu dul ay sanctions état bi il faut mu commencer di sanctionner conducteurs yi di sanctionner citoyens yi nga xam ne li ñu war a def defuñu ko wala ni ñu war a comporter woo ci tali bi defuñu ko. il va falloir que ñu jël ci ay mesures yu sévères moo xam dañ lay bindal ticket nga dem fay ji moo xam da ngay dem wuy ji juge tribunal ndaxte dëkk yu développé yépp loolu moo fa am moo am France moo am États-Unis moo am Canada moo am fépp. kon nag ñun waruñu def exception ci loolu ku jalgati dañ la war a teg ci yoon ak koo mën a doon loolu defe naa ne buñ ko defee sénégalais yi dinañ gën a conscient xam ne état bi jël na ay mesures yu sévères te bu boobaa kenn ku nekk dina def li nga xam ne moom mooy rôle am. Bienvenue dans l'univers de l'automobile. Automobile 360 est votre partenaire idéal pour l'achat de véhicules et de pièces de rechange. Avec une représentation aux États-Unis, Automobile 360 dispose d'un réseau de partenaires lui permettant de trouver un financement pour l'achat de vos véhicules grâce à nos partenaires financiers. D'obtenir un rapport sur l'historique du véhicule, ce qui permet au client de savoir s'il s'agit d'un véhicule
accidenté, d'un véhicule inondé ou d'un véhicule intact. Acheter un véhicule pour le compte du client au même prix affiché par le concessionnaire et assurer le suivi mécanique. Au siège d'Automobile 360, vous y trouverez un personnel dynamique, toujours en quête de nouvelles solutions et prêt à satisfaire votre demande. Automobile 360 est sise au Sud Foire, immeuble Soda Mariam, premier étage, en face de la mosquée Abbasal. Téléphone 77 657 47 45 ou le 77 816 43 62. Email info@automobile360.net. Site internet www.automobile360.net. tey ñu nekk fii ci corniche bi Dakar rond-point place du souvenir war a waxtaan ak yéen ci lu am solo ci phénomène bi ñu tuddee salvage. waaw ndaxte dañu def benn taxaw seetlu gis ne oto yi daw fii yi ci ëpp ay véhicules américains lañ oto particuliers yi ci ëpp seetlu nañu ne ay oto américains lañ te loolu war na tax ñu gën ci bàyyi xel ndaxte bu ngeen xoolee ay at ci ginnaaw ay oto européens moom nga ëppoon loo fiy gis mais tey jii de plus en plus oto américains yi ñu ngi gën a bari Dakar. Pourquoi? Parce que ay véhicules yu rafet lañu ay oto yu confortable lañ ay oto yu méngoo ak jamono am technologie bi ci war ba pare ay oto yu mën a yàgg la bu fekkee ne entretien bi def nga ko comme il le faut. Alors li ñu remarqué ci oto yi nga xam ne moo ñuy romb maanaam bu ñu compter 10 oto mën nañ la wax ne 9 yëpp bi ñu vérifier seen numéro de série yi ay véhicules accidentés lañ ay véhicules accidentés yoo xam ne amaana ñi koy dawal sax xamuñu ne oto yi ay oto yu accidenté lañ te loolu di représenter benn danger bu mag a mag a mag a mag ci suñu kaw tali bi ndaxte oto bu accidenté mën na bañ a graaw mën nga jënd oto bu accidenté mën nga jënd véhicule salvage ndaxte ci réewu tubaab yi sax yi nga xam ne fa la accident yi di xewee dañ ko fay jaayaat nit ñi di ko jënd di ko consommer comme niñ koy defee fii Sénégal. Différence bi mooy oto yooyu buñ koy réparer dafa am ci yenn normes sécuritaires yoo xam ne daf koy topp. li ñu remarqué nag mooy sénégalais yu bari wala importateurs yu bari dañuy indi fii ay oto réparation yi duñ ci def réparation ba ca war ba pare bu ñuy jaay nit ki oto bi duñ ko wax ne ko oto bi oto bu accidenté la te amaana accident bi mën na doon accident bu graaw boo xam ne dafa affecté li nga xam ne moom mooy châssis bi nga xam ne centre de gravité bi comme sanu ni mu ko doon waxee dafay changer oto bi dootul am benn stabilité bi mu mën a causer ay accident gis nañ fi aussi ay oto yoo xam ne dañuy daw ba ci mu yàgg ñu jékki-jékki tàkk gis nañ fi oto yoo xam ne dañuy daw ba ci mu yàgg mu jékki-jékki rek taxaw frein dootul fonctionner volant bi dootul fonctionner dara dootul fonctionner muy causer ay jéye yu rëy te loolu li ko waral li ëpp moom mooy ay véhicules inondés ndaxte véhicule inondé mës nañ ko wax ci benn ci suñu ay épisode wax ne boo ko gisee xool état physique gu oto bi mënoo xam ne lii c'est un véhicule inondé kenn rek moo la mën a wax loolu mooy waa automobile 360 yi nga xam ne fii ci Afrique de l'Ouest ñoo fi njëkk commencé di présenter li nga xam ne moom mooy rapport historique balaa nit ki di jël décision jënd oto ndaxte loolu lu mu lay wax mooy oto bi fu mu jaar ndax mës na def accident ndax mësu ko def ndax ki ko yoroon mu ngi ko doon entretenir ban jour lañ ko exporté vers le Sénégal loolu lépp ay information la yoo xam ne dafay nekk ci rapport historique kon vraiment ñuy tirer sonner d'alarme ngir Sénégalais yi nga xam ne dañu bëgg ay véhicules américains ak ay véhicules yu jógee Canada ñu mën ko amee ci ay njëg gu yomb mais balaa ñu koy jënd nañu def li nga xam ne moom mooy rapport historique bu ñu ñëwee ci suñu bureau dinañ leen ko xoolal dinañ leen ko càmbaral ci njëg gu yomb te defe naa ne ku nar a jël say millions di ko investir ci benn oto war ngaa xam oto boobu lu mu làmboo war nga xam oto boobu ndax baax na wala baaxul laata nga koy jënd kon loolu moom moo nekkoon suñu rubrique parlons mécanique gannaaw bi ñu defee seetlu ci phénomène auto salvage yi ni ñu baree fii ci Ndakaaru kon ñu ñëwaat ak yéen léegi ci beneen rubrique boo xam ne tamit yeete rek moo ko tax a jóg jërë ngeen jëf. ba léegi ñu ngi nekk ci corniche bi rond-point place du souvenir tey ñu ñëw ak yéen ci rubrique news renouvellement parc automobile bu Sénégal
ndaxte bu ngeen seetloo wan nañu leen léegi ay oto yoo xam ne ay oto yu màgget la am na ci yoo xam ne y'a 30 ans wala y'a 40 ans la génnoon am na ci sax yu ëpp loolu boo xoolee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def transport te loolu aussi comme ci wàllu sécurité routière ci la ñuy wax dañ ciy def analyse indi ci tamit ay solution ndaxte seetlu bi ñu am mooy oto yu màgget yooyu yu ci bari ay voitures européennes la yoo xam ne yii ay taxi lañu yii ay taxi clando lañ yii ay transport en commun moom la ñuy def te boo xoolee ay citoyens sénégalais ñoom ñooy dugg ci yooyu oto suñuy yaay suñuy wayjur suñuy rak suñuy mag ñoom ñooy utiliser yooyu oto kon tey jii war nañ ci xool bu baax kenn ku nekk lan mooy ci sa wàll automobile 360 nag li mu indi tey moom mooy oto yooyu ginnaaw bi ñu seetloo accident yi ñuy def accident yu ci bari dafay am ay mort pourquoi parce que oto yooyu yu ci bari amul lu ñu tuddee airbag mooy genre chambre à air wala plastique boobu nga xam ne moom mooy génn bu nit ki defee choc pour mën ko protéger mu mel ni genre éponge boo xam ne moom moo lay téye pour nga bañ a mbëkk benn affaire ci biir oto bi bu ko defee loolu mën na laa aar ba nga xam ne yenn blessures yi mën nga ko bañ a am oto yu màgget yooyu amuñu loolu beneen bi mooy oto yooyu am na ci yoo xam ne da ngay daw oto bi day daw ngay gis suufu tali bi bu oto bi jaaree ci ndox comme temps nawet da ngay gis ndox mi da lay laal oto yooyu yu ci bari bu ñu defee choc dañuy dafay tas parce que oto bi amatul sookul bu ko téye oto bi dafa màgget trop weñ yi yu ci ëpp rouillé na da ngay toog di si gis ay bën di ci gis lu nekk te loolu ñun ñépp war nañ xam ne oto yooyu waratul daw amul beneen dëkk boo xam ne bëgg na ay citoyens am di bàyyi oto yooyu ñuy daw si kaw tali bi alors solution bi ñu indi moom mooy oto yooyu dañ leen fi war a jële te yaakaar naa ne état bi dinañ ci jël ay mesures yu sévères ndaxte oto yooyu bu ñu leen jëlee ci seeni borom mën nañ recycler matière première bi nga xam ne mooy comme weñ yi mën nañ ko recycler jël ko yóbbu ko ci ay usines def ci yeneen affaire wala ñu jël ko jaay ko comme ferraille bu ko defee seeni borom dina am ndàmpaay bu ñu leen di jox boo xam ne moom moo leen di permettre ñu mën a acquérir wala ñu mën a jënd ay oto yoo xam ne ay oto yu baax la bu ko defee suñu tali mën a am sécurité bu loolu weesoo état bi aussi war na accompagner banques yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur privé bi ngir banques yooyu mën a aussi indi seen participation financer sénégalais yi ñi nga xam ne dañu am ay salaire wala ñi nga xam ne dañuy def ay affaire dañuy def business wala ñi nga xam ne daal nekk nañ ci benn activité boo xam ne dina leen indil benn source de revenu ñooñu war nañ leen a mën a accompagner financer leen ñu mën a jënd ay oto ci njëg yu yomb ay oto yu baax ay oto yoo xam ne mën na bañ a nekk oto yu bees tax ay véhicules usagés yu am 4 ans wala 5 ans bu ko defee ñooñu mën a am confort bi nga xam ne ñun ñëpp loolu la ñu mérité. waaw bu boobaa nag économie bi dina gën a dox ndaxte banques yi nekk fii Sénégal dañoo sur liquide xaalis bi ñu yore en espèce du jeex te loolu defe naa ne bu ñu ko mënee injecté ci secteur automobile wala secteur transport ci économie sénégalaise loolu dina doon loo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp. kon daal loolu tey moom moo nekkoon seen rubrique news ki nga xam ne moom moo nekk ci caméra bi di suñu rakk Papa Ndiaye di def liggéey bu rafet vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm. suñu séjour bi Sénégal neex na lool macha allah xam nga dugal nga ñu ci ay coins yoo xam ne gëj nañ fi dugal nga ñu ci ay coins yoo xam ne nit yi toog seen ay salon confortablement di seetaan dinañ gis li nga xam ne moom moo xew ci tali bi ak yan solution la ci automobile 360 indi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen dig daje fekk quelques semaines incha allah. Bienvenue dans l'univers de l'automobile. Automobile 360 est votre partenaire idéal pour l'achat de véhicules et de pièces de rechange. Avec une représentation aux États-Unis, Automobile 360 dispose d'un réseau de partenaires lui permettant de trouver un financement pour l'achat de vos véhicules grâce à nos partenaires financiers. D'obtenir un rapport sur l'historique du véhicule, ce qui permet au client de savoir s'il s'agit d'un véhicule accidenté, d'un véhicule inondé ou d'un véhicule intact. Acheter un véhicule pour le compte du client au même prix affiché par le concessionnaire
et assurer le suivi mécanique. Au siège d'Automobile 360, vous y trouverez un personnel dynamique, toujours en quête de nouvelles solutions et prêt à satisfaire votre demande. Automobile 360 est sise au Sud Foire, immeuble Soda Mariam, premier étage, en face de la mosquée Abbasal. Téléphone 77 657 47 45 ou le 77 816 43 62. Email info@automobile360.net. Site internet www.automobile360.net.